ñu ndox Evian ñu baal ma si publicité bi ndox si boutique ba ñëw ñu dugal ko si biir bébé Walf mu ñu présenté ko foofu ñu bari sax xëy na duñu jàpp moment boobu mais loolu lu yàggale mais boobu dara génnagul ba ni delloo ñu boo juddoo génn ba ni album bi taxawee ñu def l'invité de marque sànq biti yaakaar naa ne yaa ngi koy wax l'invité de marque atum 2010 mu ne damay bëgg a jàppale sama doom kon ku jàppale doomam la première partie a été assurée par Wally Ballago Seck ak it le groupe Ramdan ñuy koy delluwaat di ko masu njaboot gi yëpp masu ko Sénégal masu ko Afrique ak monde entier bi ndax ñëpp ko ñàkk Yves Niang Fatou Diouf Faye itam moom mi ngi fii ndeysaan Fatou Diouf Faye di journaliste nekk ci kër gi moom itam mi ngi fii ndeysaan ñëw na ci dëj bi Fatou nga wax ñu rek laata may dem ci Yves Niang xam naa maa ngi ñëw waaw Fatou ñu ngi lay nuyu di la masu bi ñu bokk waaw Cissé Keba masawu ñëpp Papa Thione waaw Cissé Keba Papa Thione moom ñëpp a ko ñàkk man sam dëkkandoom la parce que maa ngi dëkk fi Ouest Foire déjà mais aussi mu bercé sama enfance du ma ko fàtte vraiment en toute franchise ñëpp am lu leen metti ma waxat moom muy ku baax parce que dama tàmm di déglu tout le temps ay wayam muy sama idole depuis ma nekk xale vraiment te ma jàppee comme sama papa mu am sama âge papa aussi ñu tolloo ko ba ma ko doon wax aussi loolu yëpp lu ma mel tey si Wally tey moom moo tax Papa Thione tey ñëpp am tey lu leen metti dafa mel ni ku ma bokkal dëgg moom moo dem tey may dëkkandoo en plus ak li ma doon waxat moom muy ku baax lu baax laa xam ci moom xol bu rafet vraiment ku modeste loolu laa xam ci moom sa Keba. kon ñu la koy masul baax di la ko jaal wax dëgg yàlla Fatou Diouf Faye moom itam di journaliste bu mag nekk ci kër gi di amal liggéey bu am solo waaye itam borom cercle des arts moom itam jox ñëpp cër yaakaar naa ne mënoon a dëkkandoo ak Thione Ballago Seck fii si Ouest Foire mu dégg tiis wi mu ne naa toog fa ma toog rek bien que Walf laa nekk te ñu ngi koy def en direct ma toog fa ma toog waaye dafa def la déplacement ñëw dundandoo ak mbooloo mi ak mbokk yi li nga xam ne moom moo di tiis wi Yves Niang moom itam artiste la wax dëgg yàlla te xam nga Thione Seck nee naa la bercé na toute une génération ak génération xale ñëpp ko bëgg gisuma kenn koo xam ne rek am nga kaddu bu ñagas boo xam ne di nga ko wax jëmale ko si jëmm jooju nga xam ne moom la ñu ñàkk ku ñeme woon dëgg la Yves Niang njiitul groupe garab gi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la masu li nga xam ne moom la ñu bokk ana nag nga ko dundee waaw Caba maa ngi lay nuyu di la ziar di wax ni tey Sénégal gépp a ñàkk àdduna ñoo ñàkk ndax ki dem aji dem gi dafa nekkoon nit ku baax nit ku bëgg doomu aadama yi monument bu mag moo dem Sénégal gépp ñàkk nañ waaye ñun waa Pikine ñàkk nañ ndax tey jii lii nga xam ne moom la ñuy def mën nañ wax ne ci moom lañ ko royee ba pare boo dee xool famille yëpp benn la ndax ñun géwël yëpp benn lañ ba ci album bi nga xam ne moom la mujj enregistré muy CEDEAO bi man def naa ci moom diwoo 3 morceaux déjà man samay image sax génnagul mu jox ma xaalis bëri ni ma demal def sama tourné say vidéo événement bi mu mujjee def fii segu 500 000 francs lay kat jox ma waaye xaalis bi amul solo li am solo mooy chaque vendredi man ak moom ñooy jullandoo fii ci jumaa ji ndax ay doom Pikine lañ waaye man ak moom ñoo dënd kër fii Ouest Foire sama kër ngi nii boo génnee rek li ma doon daje ak moom bëri na album bi bëri na artistes yu bëri yoo xam ne dañ ci participer man maa leen jëli leen indi leen fii kër Thione ñu participer ci album bi xale yi jeune talent yëpp mun ma woowal ñëpp bul bàyyi kenn ñëpp ma indi leen fii ñu enregistré waaye loolu mu fi ba ma feebar barke Seydina Mohamed mu yëkkati xaalis jox ma ne ma demal nga jëndi ordonnance lépp rek bëgg artistes yi mën a dem. dañuy wax ne texte yëpp moom moo ko bindoon après kenn ku nekk ci kàllaama bi nga mën a làkkee nga dikk ci ak. texte yëpp moo ko bind bi ñëwee mënu yéen ñëpp ci français ngeen a way ma ne ko Thione ñun jànguñu français man jànguma banlieue bi ñu ci jàng bëri mun ma yéen ñëpp di ngeen way français fi album bi boo dee xool waykat yi fi nekk yëpp ñëpp jànguñu français jàngu anglais mais ñëpp ci anglais lañ way ñëpp ci français lañ way te moo bind texte yëpp te xam nga ku jàngul ni muy prononcé nga bëgg ko wayloo français wala nga bëgg ko wayloo anglais day métti ci moom mais mu duñu kët se merul benn yoon vraiment découragé wul ni gars yi jàppale leen rek ku ci ne boo wayee faussé mun la c'est faux delluwaatal di la encouragé ba nga def sa morceau yi fi ne boo ci déglu daw barke Seydina Mohamed te du suñu jàmbaar du suñu talent du suñu mel du suñu harmonie mais bëggoon fi bàyyi man album bi dafa ma sax jaaxal parce que ji Thione ku wax rek nga ne Thione sama lépp la Wally mi nag moom moo am sas bu rëy. boo bàyyi ko sa problème. waaw Wally moo am sas bu rëy waaw moo am sas bu rëy. waaw dëj bi ñëpp ko bokk. man Bijou laa man doomu Papa Thione laa man damaa yàgg ak Papa Thione yàgg koo bëgg mais Wally nañ ko may jàmm parce que dëj bi ñun ñëpp a ko bokk
parce que ñun ñoo am dëj ñun ñoo am naqar suñu papa moo dem amul fu mu taxaw may ñu ko jàmm nañ ko may jàmm. dañu ñëw bokkandoo ak moom tiis bi rek. dëgg la ñu ngi bokkandoo ak moom tiis bi mais nañ ko may mu calme tuuti mu am jàmm ak salaam tuuti. metti na trop parce que mënu ñàkk bañ a teew ci dëju papam. dëgg la mënu ñàkk bañ nañ ko bàyyi mu toog ci kër gi recevoir ay ganam mais mënul dem këram toog fa. dafa am naqar nañ ko bàyyi mu toog ci kër gi recevoir ay ganam. ñu jàll ko baax jàll ko ñoom maanek maam Faala bi nga xam ne ñu ngi bokk balaago mbooloo fan ci club bi nga xam ne taxawal na ko wallaay ndeysaan mu nekk lu metti Pape Samba may fàttali mbokku téléspectateurs yi Pape Ousmane mi ngi fii Serigne Gueye pour la version française incha allah dina si dikk ak yéen ànd ak Pape Samba à la caméra si wàllu dawal beeg yooyu chauffeur bi moom muy Thiam ñu gërëm ko jaajëfal ko si wàllu logistique bi maa ngi wax sànq ay rakam nee naa la Yves Niang sànq mi ngi koy wax ay ñëpp la boole def leen ni seen def leen ni ay doomam ni mu juree waaye noonu la juree artiste yëpp Yves Niang yaakaar naa firnde bi rek wane na ko gis nga ko Yves Niang ni mu xam ne noonu la def comporté wa ak moom ñu koy gërëmaat di ko jaajëfal ni mu mel ak rakam ñi mu bokkal benn deret wax naa sànq Ousmane Seck wax naa sànq Mapenda Seck wax naa sànq Keba Seck mais itam Assane Ndiaye bu groupe Ngéwél gi noonu la mel ak moom kan la allo asalaamaaleykum dañ ma jox téléphone bi léegi maa ngi en direct ci Walfadjri ko tur bi Alaaji Alpha Mbow ndax mën nañu ko def au parleur Alaaji Alpha Mbow léegi ana fan nga nekk jamono ji yaa ngi géej waaye ndax da nga seetaan direct bi ci Walfadjri moo tax nga bëgg a yëkkati ci ay kaddu jëmale tiis bi ñu dal léegi Alaaji Alpha Mbow lan nga doon ci moom papa wallaay moo bokk papa Seck papa Thione Ballago Seck jërëjëf Seck nekk Sonatel waaw nga baal ma teel ma téléphone bi tuuti rek bisimilah nga ne papa yéen a bokkoon benn classe école Pikine CI ba CM1 CM2 classe d'examen waaw ndeysaan Gueule Tapée Paye Darachid buñ tuddee Mor Dior Seck ci Amérique bi ne Gueule Tapée waaw man ne ndax moom lañ tuddee rakkam bi di Mor Dior Seck ci Amérique def naa ak moom émission ba ma demee États-Unis waaw dëgg la ñu koy jaal moom itam ndeysaan Mbow Massa dëgg la Massa Mbow maa ngi dégg bu baax Mbow ñëpp a ngi lay dégg itam ndeysaan kon noo dundee tiis wi papa massa bu la dara jot waaw massa papa massa moo tax nga dégg li mënutoo tee sa bopp jërëjëf kon ñu la koy jaal bu baax dégg nga papa massa ay waay massa Mbow jërëjëf allahumma amin Mbow ngaala jërëjëf wallaay ndeysaan jërëjëf massa ndeysaan jërëjëf seetaan na direct bi ci Walfadjri jërëjëf kon mi ngi noonu def sa nijaay la tur bi naka la Boga bu Ndeye d'accord wax nga dëgg ndeysaan nga Thione Seck Thione Ballago Seck ñëpp la wallaay ndeysaan direct bi gis nga moom la seetaan ma nga nekk ci géej waay bokkandoo ak ki nga xam ne moo di aji dem ji Thione Ballago Seck classe sëy ba li nga xam ne moo di CM2 ñu comprendre parce que ñëpp moom dëgg yàlla ñëpp jaxasoo ñuy jégalu encore une fois bu baax a baax Pape Samba kon suñu papa Alpha Mbow moomulee moo bokk ak Thione Ballago Seck CI ba CM2 ci école Paye Arachid ci Gueule Tapée Alaaji Mor Dior Seck bi ñu tuddee rakkam Mor Dior Seck ci Amérique moom la moo ko yar kon ca foofee moom itam gis nga ndeysaan tuuti bi neen depuis soo ba léegi mënul téye boppam kon addinaa ngi noonu demal ak maa ngi dikk rek la potu ndaa la ku naan da ngay jox sa morom mu naan c'est à tout de rôle njowaan lu golo itam la garab bu nekk lay wéeru ku sa ndaq jeex ngi nga aj say kok mu mel ni dafa am ku may woo foofu papa tonton Samb loo yow itam kenn nga si Thione ndax kenn nga si Mapenda Seck buñ ne kenn si Mapenda Seck kenn nga si papa Thione nga wax ñu li nga xam ne moom lañ ñàkk loo damay jëkke inna lillahi wa inna ilayhi rajo xool gor piir dem na ku dëggu dem na ku jullite ku baax man moo sama mag ay xarit lañ moo Ismaïla ay xarit lañ
mais nag yàlla su soxlaa ñëpp ñàkk yàlla na ko suñu borom teeru àjjana fi. an sa xarit Mapenda dañu ñëwoon mi ngi woon France ndax ñëw na. non ñëwagul. ñëwagul tiis bi kon fa la ko fekk. waaw fa la ko fekk fa la ko nga fekk. jaaree si à travers Walfadjri jaale ko rek. waaw macha allah Mapenda moom sama mag la liggéey boolewuñu yaayam moo ma ko dénkoon mu ngi ci àllaaxira ñu ngi nii ci kaw suuf même li may wax yëpp yaayam xam na ko Mapenda mag la ci man xarit la coon nag moo ñu uuf ñun ñëpp te li ma mën a wax rek mooy yàlla na ko sunu borom teeru ci àjjana firdawsi defal ko yaatuwaay bàmmeel leeraayu bàmmeel ak bépp mbooloo jullit ñëw tey bi suuf macha allah. Massa Lo kenn la si njaboot gi kenn la si Mapenda Seck Mapenda gis nga ñuy xamal ne parce que jamono yee jël nañu ko émission mais ma ngoon Paris la France ñu yaakaar ne sax dikk na mais ba tey dikkugul kon tiis wi kon foofee la ko fekk ñu delluwaat di ko jaal bu baax a baax Mapenda Seck bu groupe Takk Ndeer li ma neex cër la boo xam ne daf ko jox ay rakam waaye cër bi itam dañ ko delloowaat bu baax a baax ñoom ñëpp ku ne daf ko jox cër rus ko ba bëgg a dee amul kenn si ñoom ku yàggul dara Assane Ndiaye anniversaire bi nga xam ne mi ngi ko doon amal ci Grand Théâtre Thione Ballago Seck def na ak moom duo bu nice rakk yi ñoom ñëpp toog teewee ko loolu dafa neex parce que lu kenn mën ñaara ko dàq ñett du bëri ñaara mën kenn rawatina nag ay mbokk yi nga xam ne dañoo bokk wax dëgg yàlla te mbokk alalu yàlla la ah jërëjëf walaay waaw jërëjëf waaw moom dinaa ko sañ a jël parce que suñu partenaire la muy Aquaterra merci beaucoup oh waa Ramdan oh Kéba Massa Kéba moom laay tudd léegi ne Kéba nga xam ne moom Papa Thione oh magam la waaye papam la lépp la ndeysaan képp oh may ma tudd salaamaaleykum allo salaamaaleykum waa Ramdan a ngi nii Keps Kéba yaa ngi en direct si Walfadjri dina metti loolu nga jafe yëkkati kàddu waaye nga jéem rek metti tiis bi nga xam ne dal na si kaw gis ngeen ko moom Kéba ngi noonu ak ñam Fallou Mass doomu Mapenda Seck ak ki nga xam ne mooy Armand ñoom ñëpp waa Ramdan ñu ngi fi toog mais metti na parce que lu la bett mën la Papa Thione rek la ñu xam ak Wally wallaay ndeysaan ñu ngi leen koy jaal bu baax Fallou Benjamin massa leen Mass bu Mapenda Seck massa leen waa groupe Ramdan ndeysaan léegi ñu bàyyi kon ñu bàyyi Wally xam naa pour ñu defee léegi ma jox ko Serigne Gueye bu ko defee moom mu àgg ni pour la version française itam waa ay يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين. Également pour Cheikh Ali Islam et la Cheikh Ibrahim Niass, les Niassènes, comme dans la Tariqa Khadriya. Voilà, j'ai posé ma voix et enfin avec le prophète Mohammed, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai posé ma voix là-dessus en écrivant des textes qu'il a adoptés, c'est très bien. Et je pense que sous peu, les textes-là seront mis à la disposition du grand public. Voilà, et voir un peu ce que Thione a réalisé. Et que doit être l'apport de l'État pour la continuité de ces projets? Oui, ce que j'ai dit, moi je pense que Thione, il a déjà lui-même produit. Lui, il est son propre producteur, il n'a pas attendu l'État. Mais si l'État vient pour appuyer, c'est une très bonne chose. Mais il a déjà fait l'essentiel. Maintenant, si l'État rebondit sur cela, compte tenu du contexte, pour pouvoir lui permettre d'avoir une large diffusion au niveau international, mais l'État sera le bienvenu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Faye, on s'est réveillé aujourd'hui avec la mort de Thione Seck, un gros baobab de la culture sénégalaise. Vous êtes connu du monde de la culture. Que ressentez-vous? Une tristesse très profonde. C'est un baobab qui s'effondre, malheureusement. Mais vous savez, nous ne faisons que nous remettre à Dieu et prier pour qu'il le reçoive au paradis. Thione Seck, c'est quelqu'un que j'ai connu très jeune. On était à Pikine, côté marché syndicat. Voilà, on habitait. C'est vrai qu'on n'avait pas à l'époque de relations particulières. C'est bien après les ans qu'aujourd'hui nous sommes connus. Et il m'a demandé d'intégrer un projet que lui-même, il a initié, la CEDEAO en cœur. Et dans ce projet-là, la CEDEAO en cœur, il m'a demandé de pondre des textes, justement, d'écrire des textes pour pouvoir accompagner sa voix et le cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Il s'agit de Les Rapaces. Si vous rentrez dans le YouTube, tu verras. Il s'agit également de, comment dirais-je, Tu seras qui était un hymne à l'amour. Les Rapaces, en fait, ils dénoncent les maux de la société et l'hypocrisie, voilà, qui entoure justement notre environnement social. Et au-delà de ce projet-là, il y a eu également un autre projet, justement, qui est déjà prêt, qui est déjà mis à jour. Il s'agit d'un hommage qu'il a rendu à l'ensemble des chefs religieux du Sénégal. Et ça, il faudrait que les gens le sachent. Et c'est là aujourd'hui. Il a fait un boulot, c'est presque un missionnaire. Il vient de déposer entre les mains de notre patrimoine national, notre conscience citoyenne, voilà un projet immense qui mérite d'être divulgué partout. Il a rendu hommage à travers cette série-là à Cheikh Al-Khadim, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Voilà, il m'a demandé de poser ma voix là-dessus en écrivant un texte, et c'est fait, c'est déjà acté. Il a rendu hommage à El Hadji Malick Sy, et c'est fait. Et j'ai posé ma voix aussi. Il a rendu hommage à Cheikh Ali Islam et la Cheikh Ibrahim Niass, la communauté niassène. De même pour les Layènes avec El Mahdi, Seydina Limamou Laye. Il l'a fait également pour toute la communauté Khadriya. Voilà, et c'est fait. Enfin, il a commencé, il a terminé par justement Seydina Mohammed, paix et salut sur lui, le saint homme, le prophète Mohammed. Et sur cela donc, nous y avons travaillé dans son studio, ici, chez lui. Voilà, nous y avons travaillé, il en a 2 ou 3 studios en haut là. Et c'est bien fait. Donc Thione, voilà, c'est un grand monsieur, voilà. Nous prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis éternel.
et que sa famille qui est ici, justement, sache que Thione est un patrimoine qu'elle a laissé, un patrimoine qu'il va falloir sauvegarder et qui pose la main divine là-dessus. Voilà, voilà ce que je voulais dire en termes de témoignage. Voilà, pour Thione Seck, qui est un grand ami, un frère à moi. On ne cessait de s'appeler tout le temps. Voilà, il m'a même demandé de venir participer à comment ça s'appelle encore, Balago TV. Il me dit, bon voilà, il faut que tu aies des tranches d'émission pour Balago TV. J'ai dit, mais bon, Dieu est grand, on va y réfléchir. Voilà, donc pour vous dire les rapports particuliers que nous avions. Voilà. Merci M. Faye, connu aussi du monde de la culture. Voilà donc Thiaba, l'atmosphère qui est ici chez Thione Seck, le défunt Thione Seck. Donc on s'est réveillé aujourd'hui avec l'annonce de Thione Ballago Seck. C'est malheureux, c'est la culture qui est en deuil, qui est orpheline aujourd'hui. C'est le Sénégal qui est orphelin de Thione Seck, le parolier du Sénégal, le parolier est parti. Voilà donc lii moo fi amoon Thiaba tey jii. waaw walaay ndeysaan Pape Faye gis nga ko kàddu yu rafet yi mu yëkkati jëmale ko si ki nga xam ne dem na wax dëgg yàlla l'un des grands paroliers de la musique sénégalaise. Gis nañu itam yeneen artistes yoo xam ne ñu ngi fi pour nga xàmme leen sax dafay dal di jafe parce que dañuy xaw a sax ndeysaan parce que rongoñ dafay dal seen dënn te dañuy xaw a muuru ku si mel ni kenn kaa ngi nii ma jàkkaar lool moom itam bokk na si artistes yi nga xam ne marqué na le paysage musical sénégalais moom Sidi Diop doomu banlieue bi. bokk ak génération ak ki nga xam ne rek moom moo di Wally. waaw jërëjëf merci. ñu mën a jël Sidi Diop jërëjëf Serigne. ñuy nuyu itam Moustapha Diop pour la coordination merci également à Mouhamadou Bitey merci à Oustaz Assane Diouf. muy génn man may dugg mu kott ma dox ak man ba fële ne ma lii conseillé ma ne ma bu ma sañoon ngay woyee nii ak nii mos naa déglu sa morceau bi waaye boo koy def woyee ko nii loolu def ci man contentement bu mag a mag ndax nag Thione suñu papa Thione ku mu ne defal nii rek boo ko defee gis résultat ndax yaawooy li la kenn dàq ko way Sénégal barke Serigne Saliou maa ngi wax ak yow en tant que chanteur kenn dàq koo way Sénégal il chante super bien donc tey nag maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaaraa jana ñun nag ñoo def émission bi parce que ñun tamit bis dina ñëw yàlla na yéex ñu am bis bi suñu ay sët suñu ay doom ñuy ñëw te moom lim fi bàyyi waxuma la ñun mais ñun suñu ay doom sax mën nañ ci jariñu kon nag ñun daf ñu fi bàyyil benn défi boo xam ne dañ ko war a relever fi mu jëm yàlla na ko yàlla xaaree àjjana suuf oyof ci kawam yàlla att ko ci yërmandeem ci barke Xaadim Rasul. jërëjëf Sidi Diop yaa ngi en direct si Walfadjri ñu ngi lay seetaan jamono ji si àdduna sépp ñu ñëw bokk ndox yow li nga xam ne moo di tiis wi ñu fekk la fii an nag nga dundee demu Thione Ballago Seck bi ak lu mu doonoon si yow. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu àdduna di leen ko jaale waaw Papa Thione moom mën naa ne papa la ci ñun maam la ci ñun demam bi nag bett na ñëpp man dama fanaan si jóoba fajar dem tëdd tuuti ñu fëgg ma wax ma ko ma jóg ànd ak samay xarit ñëw donc tey Sénégal ñoo ñàkk tey musique africain moo ñàkk tey ñëpp a ñàkk ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana te fa mu jëm yàlla na ko gënal fii mu jógee. nag jot nga bokk ci projet ambition bi nga xam ne tegal na ko muy CEDEAO encore. bokk naa ci artistes yu mu njëkk woo def naa ak moom benn morceau bu tudd Tu seras man ak moom ñoo ko def loolu rek ñàkk ci ñaan la. nag clip bi jot na génn parce que am na ñoo xam ne jotul waaw man sama bos ak moom jotu woon génn mais li lay wan ci ñàkk ci ñaan bi mu def album génération yëpp la woo man bi may woo sax boobu mën naa ne booba kenn xam ko moom mu dégg ma maa ngi woy ci banlieue bi Sidi am na benn xale bu ne ci banlieue bi mu woo ma def ak man benn featuring conseil ma te lépp lu ma mës a conseil rek ma teg ci sama tànk rek maa ngi koy gis li ma ci mën a fàttaliku dafa am benn bis ñu daje Grand Théâtre may dugg moom muy génn mu ne ma fiskaay ma ñëw mu lonk ma dox ak man ba fële ne ma damaa déglu sa benn morceau boo way waaye nii nga ko woyee fii neex na ma fii de bu ma sañoon nii nga koy defee nii ak nii te kooku yaa woy la ku mu wax nii woo baax rek noonu baax ma kontaan ci trop ci ay morceau laa jàngee way ay ndayu kenn la laxas doom sàndi xam nga
doomu baay bu lekk reer ba ma ñun ci ay wayam la ñu jàngee. donc nag ñun suñu papa daf ñu fi bàyyil benn défi bu ñu war a relever moom li mu fi teg ay sëtaatam mën nañ ko jariñoo donc ñun ñi nga xam ne ñooy génération bu bees bi ñu nit ñoo war a ñëw def lim fi def. ndax ba nga ñëwee jot nga gisante ak Wally. waaw dama ñëw juste fekk muy génn mais damay dem nii incha allah ci cimetière yi teewe ko ñëwaat fii yendu fii ak suma frère ndaxte bu lépp passé suma frère la tey du moom moo ñàkk ñun ñëpp ñoo ñàkk comprendre nga tey du moom rek moo ñàkk ñun ñëpp ñoo ñàkk parce que moom moo jur Wally mais ni mu juree Wally rek la ma juree donc noonu la nekkee sama papa te showbiz la mais ñun bu lépp passé ñun ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk baay comprendre nga bu lépp passé ñun ñoo far quoi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay du moom rek moo ñàkk sama papa moo ñàkk comme man sama papa ni mu nekkee papaam donc man ko koy jaale di ko ma saw di ko wax yàlla na ko yàlla xaaraa jënd quoi. jërëjëf la koy maas bu baax jërëjëf. voilà le temps que wala mi ngi en direct ba tey ñu ngi d'accord voilà Pape Samba gannaaw Sidy Diop gis nga kàddu yu rafet yi mu yëkkati malgré lu nekk dégg nañu ko ci diggante ak ki nga xam ne moo di Wally Ballago Seck waaye Thione Ballago Seck ni mu papo ki nga xam ne moo di Wally noonu itam la papo Sidy Diop ba mu déggee yëfi studio la fanaan waaye gis nga ko def na le déplacement ñëw fii nga xam ne mooy di kër Thione Ballago Seck ñëw bëgg gisante ak njaboot gi waaye jotagul gisante ak Wally waaye nii nee na moo dëgg yàlla pareegul fii bu jógee fii day dem sa levée du corps bi ci l'hôpital Fann dem ànd ak gunge Papa Thione ba ci cimetière bi waaye itam dellu si waat fii nga xam ne moom mooy di Ouest Foire yennandoo ak ñoom kon Papa Thione nee na Papa Thione ñëpp la Massa Sidy Diop marqué na toute une génération gis nga ko ndeysaan mbow macha allah métti na coow Papa Thione daal naxee na ba dem kilifa la kenn la woon de wàlliwu la woon lu leer laa la wax ku gëm yàlla moo ñu yar de waaye tiituñu benn yoon barke man wallaay ndeysaan Massa jërëjëf ñu ni asalaamaaleykum ñu ngi ak Père Idrissa Diop d'accord. ok présenté wu. man Père Idrissa Diop. waaw. nekk lan. ñun xam nañ la. waaw mais non. Père Idrissa Diop waaw jaajëf waay. waaw fi ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa Sénégal yëpp gis nañu teewaay bi rafet na mais ki fi jógee moo tax ñun ñëpp wax dëgg yàlla ñu am métit tey am vraiment fu mu ñu parce que Thione Seck li ma gën a fàttaliku ci moom mooy bi mu amee 14 ans nekk à la Gueule Tapée te boo waxee mu ne leen Idrissa Diop moo ma yar loolu dafa significatif pour man nit koo xam la dafa exemplaire ba pare dafa dëggu durant toute sa vie il a été vrai dëgg rek moo mës a habité Thione xam nga donc tey bu fi jógee ñu koy sant yàlla nag suñu borom di gërëm yàlla bu wóor te wér parce que semaine dernière rek man ak Ablaye Guissé mii ñu ngi fi woon fii di def émission bu mag à Balago TV ak moom donc Thione daal li ñuy wax ci moom tey mooy Sénégal rek ñàkkul adduna bi yëpp parce que ñu ngi ñuy woo un peu partout des États-Unis Europe di métit lu wax dëgg yàlla li nga xam ne moo am mais nag yàlla liñ koy waxee moo jël rek li mu moom ñu koy sant yàlla nag di ko gërëmee yàlla bu wóor mais di wax ngeen ñaanal ko waa di jaale waa Sénégal yëpp di jaale doomam jooju ñuy wax Wally Seck di jaale Diaga di jaale adduna bi yëpp di jaale Sénégal yëpp wax dëgg yàlla tey artistes acteurs culturels yëpp aussi leen jaale di jaale président Macky Sall di jaale opposition bi di jaale ñëpp Sénégal yëpp di leen wax nag tey seen doom ngeen ñàkk ñaanal leen ko parce que Thione wóor na ma man Idrissa Diop ne Thione ku baax la woon ku amoon yitte ku amoon solo bind na lu ne ci wàllu musique te li mu ko daan waxee semaine dernière rek daf ñu ko wax bu doon immeuble boo xam ne am na brique yu bari moom brigam dana bari lool parce que lu ne bind na ko lu ne way na ko donc ñu koy massawu di ko wax rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ci àjjana yi firdawsi yi gën a kawe nag waaw
foofu moom na fa toog. mais aussi père yow ku ne xam na ne un grand nom de la musique sénégalaise nga ku ne xam na ne itam Papa Thione lu ne def na ko ci musique sénégalaise bi bari na loo xam ne muy bokkoon ci mbëbëtam mooy que ne wax ne le mbalax est exportable moom mu gëm loolu moo tax mu taxawal projet bi nga xam ne mooy CEDEAO en cœur mu gëm ne parce que nigériens yi mënuñu ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi c'est parce que dañoo am soutien volonté politique bi dafa gis ne dafa des le mbalax il n'est pas soutenu loolu moo tax kon fi mu toog fii waaye mënoon na dépasser fi nga xam ne fi la toll. mais li may wax ci loolu rek mooy Thione boo xoolee bu baax visionnaire la sur tous les plans sur le plan culturel sur le plan humain parce que fii déggoo man la bërki dem fii la ñu toog di waxtaane justement le projet boobu ñuy wax projet CEDEAO boobu nga xam ni man way naa ci ak artistes yu bari mais visionnaire rek moo mun a def loolu parce que kenn defu ko fi wax dëgg yàlla moom rek moo ko fi def jël artiste bu mag bu ndaw artiste yu nekk ci diggante xeebul kenn c'était ça Thione Seck man bu may wax ci moom daf may fàttali vraiment Gueule Tapée gële mu juddoo kër Samba Xoyaan foofu nga xam ne ca kër googu ñu dëkkoon moo doon quartier général bi fa la ñoom Youssou Ndour daan ñëw Thione Seck daan fa ñëw ak ñeneen ak ñeneen. nga xam ne soru woon dara ak Abdoulaye Mboup. mais bien sûr c'était ça donc histoire bu demee noonu nañu fàttaliku n'oublie jamais ton histoire bul fàtte mukk moom la américain bi di wax de giving back n'oublie jamais d'où tu viens Thione Seck mosul fàtte fi mu jóge mosul fàtte fi mu askano mosul fàtte fi mu doore jaar naa moom fu bare loo xam ni lu nëbbu la ak lu feeñ mais wax dëgg yàlla Thione moom li may rappeler ci moom mooy mu doon nitu dëgg waaw yàlla nañu yàlla def ñun ñëpp ñi fi nekk ñu nekk ci dëgg gi Thione Seck nekkoon loolu rek laay wax. ñu koy massoo ba di ko jaar xam naa ñu jox ci tuuti waaw. non Wally Seck c'est suñu fierté la Wally Seck n'appartient pas qu'à Thione Seck Wally Seck c'est notre fierté ñun dañu ko wax ci ay télévision étrangère toog naa France 24 wax ko toog naa RFI wax ko toog naa xam nga TV5 wax ko Wally Seck aujourd'hui comme ni ñu koy waxee lenge yi il est temps que ñu am fitu jël lenge yi jox ko ku mel ni Wally Seck c'est important ça parce que jeunesse bi boo xoolee la majeure partie de notre société de notre société elle est jeune suñu société ñëpp c'est la jeunesse moo tax quand la jeunesse parle il faut ñu jël lenge yi am sañ-sañu jox ko xale yi jox leen ko ci joxin bu rafet Wally Seck c'est un exemple c'est notre fierté et c'est notre